أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم mbokk yi bàyyi xel chaîne bii di professeur Cheikh Lo TV ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm ju sax ñu ñëwati rek waxtaanee benn point bu jëmati ci suñu wér-gu-yaram boo xam ne yitteel nañu lool ndax dégg nañu fan yi tamit mu bokk ci yi nga xam ne si ñu ngi koy coow ci fi nga xam ne si mooy milieu médical bi muy li ñuy wax procréation médicalement assistée maanaam nit ki amoon jafe-jafe ci wàllu am doom moo xam góor la wala jigéen ñu xool ci wàllu médecine nan lañ ko mën a jàppalee ba doom mën a juddu ca ka nga xam ne si moom lay sëyal muy soxnaam ndax jafe-jafe yi dafay bari lool ci góor ak jigéen xañ na duñ mën a lim yëpp waaye yenn rek bu dee ko góor ki léeg-léeg ndox ma mi joxe ñu di ko wax sperme am ay wallax njaan yu koy dox ñu di leen tuddi spermatozoïde léeg-léeg wallax njaan yooyu duñu normal ba tax am doom daf koy jafe léegi-léegi it ndox moomu wallax njaan yi ca war a nekk du mat maanaam nombre bi dafay wàññeeku léegi-léegi it nag wallax njaan yi nekk ca waaye ñu am ay jafe-jafe duñ mën a dox yooyu yëpp dana ko indi ay jafe-jafe ci moom mu am jafe-jafe ci wàllu am doom ba ci parfois sax sëyukaayam mën naa am ay jafe-jafe bu dee ci wàllu jigéen gi li ñuy wax obstruction des trompes mën na ko dal mooy maanaam yoon yi nga xam ne si bu ñu joxee nen bi nga xam ne si moom la ñu war a fécondé war a jaar léeg-léeg mu fat mu bouché léeg-léeg it nag mu am jafe-jafe sax ngir joxe nen boobu moom ku jigéen gi wala léeg-léeg butitu njurukaayam ci boppam di muqueuse utérine bi am ay jafe-jafe ngir dékku li nga xam ne si moom mooy ëpp bi yëpp nag ay jafe-jafe la yoo xam ne dafay faral di am ci góor ak ci jigéen bu amee nag dafa am ay méthodes yu leen di jàppale ñu di ko wax procréation médicalement assistée mooy nan lañ leen mën a jàppale ba tax doom mën a juddu ginnaaw jafe-jafe yooyu am na ci lu ñuy wax traitement hormonal mooy lan ku góor ki la wala ku jigéen ki am na ay ndox yu mu manqué ci yaramam ba tax mu am jafe-jafe ngir defar ay nen wala bu góor ki am ay jafe-jafe ngir defar loolu nga xam ne si moom la ñuy wax wallax njaani spermatozoïde yi bu boobaa ndox yooyu ñu koy injecté mën na ko jàppale ci loolu traitement hormonal la benn la ci bu ñu ko mën a jàppale am na it beneen façon wu jàppale bu ñuy wax insémination artificielle mooy ne ku góor ki dey dafa mel ne wàllax njaay niy joxe am nañ jafe-jafe ngir dox wala nombre ba muy joxe de matul ñu daal cay jël ca wàllax njaan yooyee indi leen ci butitu njurukaay ku jigéen ki déposé ca maanaam dañ koy jàppale duñu sëy ñoom ñaar waaye dañuy jël wàllax njaan yi ku góor koy joxe ñëw déposé ko ci appareil yu ku jigéen ki ngir bàyyi leen ñu mën a doxal seen bopp dem fécondé la ko ku jigéen ki di joxe loolu la ñuy tuddee insémination artificielle boobu tamit mbir la boo xam ne dañ koy def ngir jàppale leen am ci beneen boo xam ne moom la ñu ëpp li ñu waxtaanee nag mooy li ñuy wax fécondation in vitro mooy maanaam li ko góor ki di joxe ak li ko jigéen ki di joxe dañ leen di dajale ngir doom sosu waaye duñ ko defee ci biiru ku jigéen ki dañ koy defee ci ay verre ci biir laboratoire foofu ñaari façon am na ci bu ñuy wax FIVET am na ci bu ñuy wax ICSI bu dee FIVET bi mooy danañu jël nen bi ku jigéen ki di joxe moo tax laataa ñu koy mën a jël dañuy changer cycle ku jigéen ki maanaam dafa am ay hormones yu ñu koy jam moom di ko injecté moom ku jigéen ki ngir lan ngir mu mën ñoo produire ay nen yu bari ndaxte ku jigéen ki d'habitude cycle am bu jeexee benn wala ñaari nen ci ay moom la ñu tuddee ovule moom lay joxe waaye dañu fexe ba mu libéré ndoo ci yu bari ngir augmenter change su fécondation yi mën a nekk kon dañuy perturber cycle am bu ko joxee ñu doog a dem récupérer la ko góor ko di joxe di spermatozoïde yi boole leen nag ñoom ñaar ci benn tube ASC dugal leen ci benn incubateur bu ñu leen fa bàyyee ba gis ne wallax njaani ku góor ki fécondé na li ko jigéen ki di joxe ñu doog leen fa bàyyi lu tolloog def leen ci benn incubateur boo xam ne dañ fa teg lu tolloog ñaari fan ba ñetti fan buñ gisee ne fécondation am na ñu doog a jël nen yooyu nag yóbbu leen ca butitu njurukaay ku jigéen ka injecté leen fa bàyyi leen te di leen surveiller di xool ndax jàpp nañu wala jàppuñu nga xam ne ya fay duggandoo day bari ba léeg-léeg sax ñaar wala ñett ba ñeent mën nañ cee développé ndoo nga xam ne kooku mën na woo may sax mu jurandoo ñaari doom wala ñett wala ñeent léeg-léeg da ci faral di am bu fekkee suñu borom def na mu jub léeg-léeg tim am na ci yoo xam ne duñu continuer bu dee beneen bi nga xam ne si moom lañ tuddee ICSI muy injection intracytoplasmique de sperme ñoom ñaar daanaka soriwuñu
ndax da ngay jëlaat encore nen yi nga xam si moom la ko jigéen ki di joxe boole ko ak li ko góor ki di joxe waaye fi différence bi fi am mooy au lieu que nga boole la ñoom ñaar ci benn tibb da ngay jël li ko góor ki di joxe dugal ko ci biir nen bi maanaam bii doo ko bàyyi mu dugg mais yaa koy dugalal ndax léeg-léeg ku góor ki walax njaan ni muy joxe mën nañoo am jafe-jafe ngir dugg ci biir nen yi nga xam si moom la ko jigéen ki di joxe bi moom da nga koy jàppale dugalal ko loolu lañ tuddee egsi waaye lu ci mën di am mooy bu fécondation bi amee ba pare embryon boobu yaa koy jël encore yóbbu ko ci bëtuñ jurukaay ko jigéen ka ba pare di ko topp kon lii ci gàttal ay méthode ñuy jël la ngir jàppalee ko couple bi ngir xool na la doom di juddoo léegi nag ay jafe-jafe am na ci kii xalaat ku ne ndaxte déjà problème anonymat judd na foofu mooy sperme bi fécondé ovule bi mooy maanaam walax njaan ni jóge ci ku góor ki ñëw ci nen bi ku jigéen ki di joxe ñu yóbbu leen ci laboratoire ndax ku góor ki moo ko moom nen bi tim ndax ku jigéen ki moo ko moom loolu meneen mbir la te heure bu demee ba benn ci ñaar yooyu couple bi moomatuñ ko doom jooju bu juddoo nekkatul seen doom te xam ngeen ne doom ji bu juddoo dafa war am bàyyi dafa war am yaay kon nekkul ne day ab nen wala dafay ab walax njaan ngir mën a jur doom bu loolu amee rek jafe-jafe am na doom ji bu dee ci diine yi ñu bokk bu juddoo bëri na yu ko war ci diggante ak waajuram dafa war a donn dañ ko war a donn yu bari am na ci biir te yooyu yëpp bu leerul jafe-jafe fii mooy fi nga xam ne si fay tàmbalee kon loolu mbir la moo xam ne mu mat a bàyyi xel la ku jigéen ki buñ koy waajal ngir mu libérer nen yooyu wax naa leen ne dañ koy sol ay hormones ay stimulation hormonale nga xam ne moo koy indil parfois ay naissance multiple nga xam ne mooy tax doom yi bari mën a juddandoo ndax nen yi mi fekkandoo dana jur parfois ay naissance prématurée maanaam doom yi judd goo xam ne day fekk duñ mat wala léeg-léeg ñu judd indaale handicap te hormones yooyu ñu koy libéré tamit am na quantité bi fu muy yegg day am ay conséquences ci yaramam moom ci boppam ndaxte moom dañ ko mettre en grossesse de façon artificielle defu ko naturellement mais dañ ko jàppale même buñ ko implanté li nga xam ne si moom mooy nen bi ci boppam tamit dañuy continuer di koy injecté ay hormones parce que nekkul cycle normal am te taux d'hormone boobu bu ëppee rek mën na ko indil ay jafe-jafe indil ko ay problème mu tension indil ko ay problème mu cancer yu bari mi ngi ci biir yoo xam ne si mi ngi koy xaar léegi nag lii mbir la moo xam ne mën na yee xel bu dee réew mi nga xam ne si yu bari ñu ngi koy toppandoo ci moom muy France ñoom am nañu comité de consultation nationale d'éthique ñu di ko wax CCNE danañu xool saa su nekk yi def ci ndax yenu na maanaa wala yenuwul maanaa ñun suñu réew est-ce que jotul sëkk ci wàllu santé bi ñu wut benn commission d'éthique boo xam ne ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkal ay ngëm-ngëm ci wàllu aada yépp danañ ca mën a daje ngir kaa yu mel nii bu amatee ñu man di toog di ko étudier di ca joxe ay ndigal yu wér ndax réew moo xam ne sii corruption bi muy ges mi ngi koy lëmbe ci côté bu nekk buñ fa dugalee yu mel nii am na koo xam ne bu duggee am na nu muy nuyoo rek su moytu lu mu bëgg danañ ko defal que ko muntu nuyoo nag xañ na daraam du sotti lii nag lu mat a bàyyi xel la ndax ci bakkanu doomu aadama la jëm te juddug doomu aadama la jëm tamit dinañ fàttali ko rek ne suñu borom de xamaloon nañu ne ñenn ci ñun dinañu may ay doomi góor ñenn ci ñun dinañu may ay doomi jigéen ñenn ci ñun dinañu may ay doomi góor ak yu jigéen waaye ñenn ci ñun duñu may dara kon mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te di sàkku ci képp ku ko man moo abonné ci chaîne bii di Professeur Cheikh Lo TV tey ñaan jàmm ju sax asalaamaaleykum wa rahmatullah